kon Abdoulaye mën nañ ko surveiller moom Boubacar Dia professeur. sa appréciation ci grève bi ni mu tëddee ak surtout ponk yi nga xamante ni génne na ko muy gën a fës. waaw grève bi de manière générale ni mu tëddee li nga ciy jàpp rek mooy ni nga ko waxee métti na lool. mais man dama naan la principale victime maanaam ñi mu gën a lor daal. mooy ñun ñi nga xam ne ñoom ñoo koy soxla pour dem liggéey wala pour dem faj sa soxla. dama ne ñun ak chauffeur bi sax ñoo ci yem. parce que boo ko seetloo nag transport bi moom dafa mel ni transporteurs yi seen bopp ñoo ci gis seen bopp. waaye chauffeur bi gisul si boppam. boo ubbi woon antenne bi léegi ñu ne la ils sont dans une précarité absolue maanaam buñ la waxoon la ñuy fay ku ci toog ñaari fan ñettoon fan xëyoo ba moytuwul di nga dem lebi dépense waxuma IPRES waxuma couverture maladie waxuma leneen ils sont dans la précarité. autrement dit lii dañ siy yëg. waaw déggoo mën a ñun ak chauffeurs yi ñoo koy gën a yëg transporteurs yi ñooy ñi nga xam ne sax ñoom ñoo ci xaw a tanee nga di waaye ñoo chauffeurs yi ñun ñoo ci yem waaye loo ci mënti dégg rek dafa am baat bu mu kii man moo xam ne day tënk sax sama xalaat mooy que état boo mënti dem dafa war a am système de transport système de transport mooy donte yow nee nga état nga waaye da ngay libéraliser maanaam da ngay bàyyi ay initiative privée ñu jël secteur bi waaye Khalifa dafa am loo xam ne sécurité nationale la loo xam ne économie bi moom moo ciy dépendre parce que ñàkk a xëy liggéey ñiy calculer bu ñu la calculer woon wax la fi mu toll nii déjà seen ñaari fan yi wala ñetti fan yi daañu la xaymaal jëm ci ay milliards nga ne bokkañ kon nag loolu war naa tax état teg système de transport boo xam ne dina am parc de sécurité boo xam ne ña nga xam ne ñooy yëngu ca secteur ba bu ñu nekkee grève du ma wax ne sooxe du am waaye lor bi ci wàllu suñu koom du yegg fii nga xam ne foofu la yegg loolu benn la système de transport dafay nekk loo xam ne lu impératif la de la vie moderne ñenn ñi nañ la boo demee Mali bii doo fa gis njaganjaay yi doo fa gis car rapide yi doo fa gis parc automobile boo xam ne sur le transport public màggeetal ni màggete ña dem Mali ña dem Côte d'Ivoire dañ naan Khalifa ay bus climatisé la ñuy dugg donc y a un système de transport boo xam ne état bi daf ko définir yow lii nga war a def kee lee war a def ñu séddoo besoin yi ba nga xam ne du am conflit d'intérêt te askan wi dina ci gis boppam ña nga xam ne investir nañ ci dinañ ci gis seen bopp te du am benn lor boobu moo xam ne moom moo ci génne léegi point yi nga xam ne ñoom génne nañ ko dans le fond conflit la rek conflit entre intérêt particulier intérêt général moom particulier bi dafa investir moom transporteur bi am na ay droit am na àq ak yelleefam waaye am na loo xam ne moom ci boppam ci biir penc mi la nekk mu bokk ko ak waa penc mi donc lii bu amee jéego bi mooy ak naka lay def ba nga xam ne kii moom moo ciy yëngu tudd transporteur bi naka lay def bu ci loolu naka la ñuy def boo ki nga xam ne itam moom moo ko soxla réew mi soxla mu jóg génn këram dem daani dooleem moom itam buñ ci loolu bu ñu demee ci état d'esprit boobu dinañ war a mën a trouver ay solutions parce que ku nekk xam ne le problème de fond c'est l'absence d'organisation du transport dans ce pays là transport bi dañ ko bàyyee ñu nekk boo defoon càmbar ñoom mën nañu confirmer di nga gis ñu bari ñu ngi investir ñu leen di tuddee ay transporteurs waaye duñu ay transporteurs parce que boo demee ci këyit ya boo demee ak ya nga xam ne moom la ñu war a wàccoon pour ñu woowee leen ay transporteurs du ñu nekk ay transporteurs matalawuñ ko li rendre possible loolu mooy état bi daf ko bàyyee ñi nga xam ne ñooy privé yi ñu investir ko réguler wul ma ne kan moo ciy loru ñun ñi nga xam ne ñoo koy jël pour dem liggéeyi waaye de manière plus générale li nga xam ne moom moo ciy loru te mu doon lu gën a garaaw mooy li nga xam ne moom mooy économie réew mi parce que encore une fois grève bi boo ko seetloo ba seetlu c'est vrai point de revendication boo ci jël mën nga couper la poire en deux parce que tracasserie yi moom moo gën a fës ci kër yéen kaay yi tas xati xibaar yi bon li ñuy wooyee tracasserie c'est vrai que dinaa d'accord ak mon général que tracasserie moom war nañ ko mën a définir de manière plus claire ñu xam tracasserie lu mu doon parce que boo koy firi ci wolof ay bundu xatal lay tekki rek ay bundu xatal bon am na lu mu si junj am na aussi lu mu si junj ku nekk ci wàllu nga féete na waaw mais su ma jàppee liñ ci junj rek mooy que contrôle bi dafa bari contrôle bi dafa bari mooy par exemple booy dem ci distance bi nga xam ne mën na am ñaari poste di nga fa am ñeent di nga fa am juróom di nga fa am juróom benn loolu mën nañ ci d'accord ak ñoom parce que man te yëpp da ngay joxe loolu beneen junj la waaw te moom itam moom junj na ne na assumer responsabilité que ne da ngay génne xaalis joxe te li ci gën a garaaw mooy nee na boo joxee sax duñ la naan duñ la jox reçu duñ la jox kayit bu firndeel loolu parce que encore une fois xëy na kayit mënta am foofu bu fekkee joxe am na ku nekk xam ne joxe moom warta mën a doon xaalis bu ñuy compter xobet ndax am na bërëb boo xam ne fa la war a tàbbi te du jaar seen loxo seen diggante ñoom ñaar kon lay wane loolu yëpp ay jàngat la ñu war a def la pour taxaw xoolaat système bi nan lañ koy réformer il faut que état bi bu xam ne jamono jii ñu nekk nii politique de développement boo mën di teg mën nga teg ay l'école mën nga teg ay usine mën nga def lépp Khalifa
waaye sa système de transport public bu dee dafa sooxe loolu nga bëgg doo ko ci mën a am kon ni ñu jëlee en charge la santé dooleel ko defal ko éducation nañ ko def le secteur du transport waaye jéego man bi may laaj état bi njëkk a def mooy na assainir le secteur du transport assainir ko ba pare renouveler le parc automobile li ci des nag ñun ñëpp ñoo ko bokk feebaru penc mi la dañ ko war a faj parce que li muy wax guerre la guerre bi bu ca tali ba la ca l'école ya ma nekk la feneen ak feneen la loolu moom suñu penc mi yëpp moo war a xoolaat doxalinam su ko defee ñu mën dem fi alors général ñun ay saafara la ñuy wut donc pour ñu mën a saafara il faut ñu diagnostiquer tigi jàngoro ji lu mu doon wax nañ fii problème mu organisation génn na fi wax nañ problème mu règle mais règle yi am na léegi bu règle yi amee ba ñu dem ba jalgati ko au vu au su de tous ba ñi nga xamante ni entre guillemets ñoom ñoo légal xëy di fàtt